ñeent fukki simili ak juróom moo bootu ci midi mbokk yi rafetlu ànd beeg suñuy programme ci ITV dal leen jàmm ci jotaayu njolloor si li ci gën a fës ñu fas yéene ko jukki bokk na ci nag lu jëm ci wàllum mbënn meek waame bi nees def nag ba indi si saafara njiital société infrastructure réparation navale bu Ndakaaru di joxe gis-gisam ngir nag yoon ga ñu mën a jaar ba génn ci yooyu le jafe-jafe assainissement ak wàllum cet ci gox yeeg gox-goxaan yi la jàpp ne mën nañ fa jaar nag ngir pexe indi saafara ci mbënd meek waame bi. Ndeye Fatou Diallo dogu gi mu dogu ci wàllub liggéeyam ñeel nag taxawu soxna yi ak ñi nga xamante ne ñoo di ndaw ñi seeni ay doom loole nag moo waral tey ji nag mu ràññeeku lool ci liggéey ba muy def moom nag moom mooy njiital bàjjenu gox yi ne ci réewuk Sénégal ci waxtaan gi mu sekk ak Adama Sarr Ndeye Fatou fas yéene dellusiwaat ci liggéey ga ñu leen dénk anam ga ñu koy defee ak jafe-jafe yi nga xamante ne dañu koy faral di jànkonteel ponk gu mujj ci jotaay gi daañu ànd ak Baba Ndiaye mu dellusiwaat ci yéenekaay yi xëy fasal tey jii yemoo ko àllarba ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru août atum 2020 mbokki bisimila ci jotaayu njolloor si. jotaay gi dañu koy dooree ak génn bi nga xamante ne njiital ARTP daal na koy génn Abdoul Ly yëkkati ay kàddu xam ne nag jamono ji ab xaatim déggoo dox na seen diggante ak waa Sonatel ñeel nag njëg yi nga xamante ne askan wi doon nañu yëglu ne dañu ko yokk kon jamono ji nag njëgu li nga xamante ne nag moo di woote téléphone gi ak ligne bañ ci doon amal ñu jële woon ko nag ci ñaar wala bokk ñu yóbbu woon ko ba lu toll nag ci junni yoo xamante ne nag manqué na téeméeri dërëm jamono ji nag mi ngi koy wecceekoo lu toll nag ci ñeenti téeméer yu teg ñeen fukki dërëm ak leneen lu ñu mën a ràññee mooy njëgu ali di connexion bi kon nag jamono ji mi ngi jóge nag ci juróom-ñaar téeméer wala boog ci lu toll ci 7500 dem nag ci lu toll ci junni yu teg ñeenti juróomi téeméer wala boog yu teg téeméeri dërëm loole nag la Abdoul Ly daal di xamle ci janook taskatu xibaar yi mu xëy amal tey ay kàddoom dañu koy teewlu ci micro Ousmane Gueye. àtte bi mu ngi far ci intérêt général mooy ngëneelu askan bi ñu paree àtte bi tey yàlla may nañu ñu mën a def ci marché bi ñu obligé Sonatel mu def ci marché bi offre yi nga xam ne kenn ku ne dina ci mën a gis boppam en fonction de son budget ak li muy jëfandikoo internet ak téléphone. loolu nag buñ ko amee mënuñu bañ a gërëm association consommateurs yi parce que ci tey ci dal ñëw nañu fu àtte amee mooy ARTP ñu déposer seeni plainte bu loolu amee ñun ñu woo Sonatel àtte d'abord mu aj offre yooyu mu tegoon ci marché bi àtte tam mu mën a andi yeneen offre yoo xam ne nit ñi dinañ ci gis seen bopp loolu bu amee itam mënuñu bañ a gërëm Sonatel mais surtout gërëm président de la République ki nga xam ne mooy njiiteelu réew mi mooy ki njëkk ci consommateurs yi mooy tam ki nga xam ne fu mu toog li combat am mooy li gën ci population sénégalaise ñun ARTP askan wi ak intérêt général moo ñu fi teg te itam lépp li ñu war dinañ ko def surtout ci mbirum couverture mooy téléphone bi ak internet bi yegg ci Dakar d'abord et puis ci gox yu gën a sore et puis fexe aussi ba téléphone bi njëg li bañ a seer mais surtout fexe ba téléphone bi ak internet bi qualité bi baax. Abdoul Ly njiital ARTP doon àddu ci micro Ousmane Gueye jàpp leen ne waa mouvement Y'en a marre ñoom nag daal dañoo xamle benn fan ci weeru septembre lu ko dalee ci bés boobee nag daañu amal li ñuy woowee nag talaata li nga xamante ne moo di talaatay orange kon loolee nag la ñu daal di xamle seen mbébét nag moo di sàkku ci askan wi ngir ñu nag daal di wan gannaaw jëfandikoo ga ñu doon jëfandikoo lii di orange kon ngir daal di woote. wala boog amal seen i ay connexion mouvement Y'en a marre ñu fàttali ne jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu ñu ngi janook ak taskatu xibaar yi
beneen xibaar bu ñuy waxtaanee di mbënd meek waame bi nees def ba indi ci saafara ki nga xamante ne nag moo di njiital société infrastructure réparation navale bu Ndakaaru moom nag ma nga cay joxe gis-gisam la mu xamle moom Samba Ndiaye moo di nag ngir saafara daal di juddu faw rek ñu joyantiwaat wàllum assainissement bi waaye itam askan yi nga xamante ne ñoom ñooy yeewoo ci gox yeeg gox-goxaan yi ñu joyantiwaat seen i ay doxalina ngir rek jële fa lépp loo xamante ne mbalit la ak salte Samba Ndiaye kenn la woon ci ganuk Alassane Samba Diop. taw bu amee maanaam ndox mi day wàcc su wàccee ñaar moo mën a am mooy day dugg ci suuf si wara mu dem alors bu duggee ci suuf si mën na faa fekk li ñuy wax nappe phréatique muy ndox bi bu fekkee ne dafa sori ci suuf kon moom day dem rek sotteeku du am problème jàll mais am na zone yoo xam ne nappe bi dafa yéeg dafa nekk ci kaw bu ko defee ndox moomu bu ñëwee du mën a tee jàll mu taa loolu benn la mais beneen bi nga xam ne day indi taa mooy nga dëkk foo xam ne dafa wàcc te amoo ay yoo tabax pour que nga mën a jël ndox mi foofu yóbbu ko feneen bu ko defee bu tawee comme foofu dafa xaw a def déeg day taa. dama jàpp ne cadre de vie pour suñu dund baax pour suñu doom yi ñu mun leen a bàyyee ëllëg foo xam ne mën nañ cee dund dafa laaj njàngat donc milliards yi war pour ñu def études yi war nañ ko def li koy réaliser nag nañ jàpp ne du loo xam ne da nga koy def ci benn at ñaari at mën na def fukki at ñaar fukki at mais ku ñëw na xam ne lii kat mooy plan bi ñu war cee jaar donc je pense que suñu réew yi ci loolu la ñu war a liggéey léegi nag président de la république woo nañu déjà xam nga kenn daanul wax jardin ci dëkk àll yi man maire la rural tey am naa jardin public bu ma def de 2000 mètres carrés moo am ay garab il faut que nit ñi xam ne cadre de vie du affaire ku dëkk ci taax rek il faut que ñu won nit ñi ne leen suñ dëkk yi war na am ay jardin public président nee na boori tali yi ñu jëmbat fa ay garab idée la bu baax la nañ ko jàpp te bañ ko jàppee politique nañ xam ne dañu war a avancer. mbënn mi ci Sénégal ak coppite yi nga xamante ne dañu koy faral di nemmeeku ci wàllum climat bi ki nga xamante ne jàngalekat la nekk itam gëstukat université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru bokk itam ci comité bi nga xamante ne moom la ñu denk wàllum changement climatique gëstu bi ci réewuk Sénégal Boubacar Fall docteur Boubacar Fall moom itam gan la woon ci matinal bu i-rajo daal dinay àddu xam ne nag li ni mel mën naa am ay njeexital yu am solo ci dundunu askan wi ñu teewlu ko ci micro Adama Sara. effectivement changement climat moom buñ koy tudd ñaareel dafay laal suñu dundin boo xoolee sa yow boo xëyee li ngay sol sax mi ngi aajo ci temps bi muy def li ngay béy da ngay comporté wu lépp mi ngi aajo ci climat donc climat bu changé rek dañ koy yëg ci ñun te Sénégal itam téeméer boo jël juróom-benn fukki yëpp maanaam 60% yëpp ay béykat lañu te mbéy moomu ci sous pluie maanaam ci taw bi rek la ñu yaakaar pour mën a béy donc bu variation yooyu ngay wax bu amee effectivement dafay indi loraange yu bëri dañ koy yëg mais changement climatique itam du ñàkk taw bi rek léeg-léeg taw bi day ñàkk léeg-léeg dafay ñëw ci diir gu gàtt mu ñëw ak doole donc moom mooy indi mbënn mi mooy inondation yi day ànd itam ak tàngoor bu bëri. moo tax effectivement mu xaw a lëmbee àdduna bi fi mu toll nii foo tourné ñu waxu changement climatique. boo xoolee ci jaww ji maanaam xeetu gaz yi nekk ci jaww ji dafa am nu ñu tuddee ozone am oxygène ñaar ñooñu boo leen boolee 99% lay def li yées 1% moom mooy. Gaz à effet de serre lu tuuti la tubaab da koy wooyee trace maanaam foog nga jeex ko pour mën ko gis loolu dafa am rôle bi nga xam ne moo tax ba nit mën a dund ci kaw suuf. ku ne mbënn ne taw te ku ne taw xel yi dem ci wàllum mbay moomee sax la ñuy waxtaanee rawatina ca bët saalumu réew ka Sénégal ca Ziguinchor nawetu ko ren nag xel mën na cee rafet bu ñu sukkandikoo ci kàddu ko jawriñ bi nga xamante ne moom la ñu denk wàll mi Moussa Baldé moom nag jot na fa amalu bu wërngal xool nag tolluwaay bi nga xam ne moom la nawet gi am jamono ji ak nag li nga xamante ne moo di njortu ga rafet ga mu ci am kàddu yooyu nag mu yëkkati ko ci jamono ji nga xam ne ñu ngi doon dalloo wu ndëgëndiku barrage bu Afiñam loo xamante ne itam askan wa saakoon nañ ko lu toll ci fanweeri at a ngi ni Assane Ba correspondance
ci Ziguinchor la ministre bi yore wàllu mbéy mi ak équipement rural tàmbalee visite traditionnelle bi muy amal ngir campagne agricole bi Moussa Baldé mu ngi rafetlu bu baax taw bi nga xamante ne wàcc na ci bët saalumu réew mi. région de Ziguinchor daaw taw bi xawoon na fi néew man ñëw naa fi mois d'août ñuy sàkku pour mu taw ren région de Ziguinchor moo gën a taw Sénégal yëpp maanaam poste Cap Skirring moom passé na 1000 millimètres maanaam junni millimètres naam Sénégal yëpp taw na mais fii li mu taw encore moo ëpp. objectif yi nga xamante ne amoon nañ ko région bu Ziguinchor ngi ci wàllu mbéy mi atum ren gi mën nañ ko am ba romb ko bu ñu sukkandikoo ci ministre Moussa Baldé. comme taw bi macha allah ñëw na bu baax te gis nañ nit ñi aussi ñoom tamit sawar nañu dem nañ ci tool yi li ñu béy ren moo ëpp foofu li ñu béyoon daaw gëm nañ ni war nañu mën a am production boo xam ne méngoo na ak lu ñu xalaatoon ci suñu programme bi ñu xam ne moom lañ defar pour nawet bi. loolu yëpp bu ñu ko boolee gëm nañ ne suñu programme agricole bu ren dina sotti te donc Sénégal war na mën a am production bu baax. ci tournée bi yëpp doléance béykat yi benn la woon mooy ay jumtukaay yi nga xamante ne moom la ñuy béyee muy ab doléance bi nga xamante ne ministre bi dégg na ko bu baax te nee na dina ci indi ay saafara. xam nañu des na loolu moo tax ñun suñu programme bu ñuy def pour gunge programme bi nga xam ne ajusté accéléré mooy PSE 2 mooy PAP 2 mbay ñun suñu programme bi liy gën a am solo mooy matériel agricole parce que pour xale yi jigéen yi ñu mun a delluwaat di béy seen vallée yi comme ni gars yi waxee sànq bu dul woon tracteur bi xëy na du ñu béy 50 hectares donc gëm nañ ni war nañu mën a yokk matériel bi. tournée bi nga xamante ne mu ngi démarré ci réception provisoire barrage hydro agricole bu Afiñam bi nga xamante ne dina tax ñu jëlaat fukki junni ak benn hectare mu ngi ko jeexalee ci nemmeeku yi nga xam ne mu ngi doon nemmeeku ay termes yu nekk ca Tàndu Adéyaan ak Jibelor. Assane Ba gannaaw mbay mi ñu waxtaanee beneen mbir di jàng mu kawe mi ak li nga xamante ne nag moo di baccalauréat atum 2020 gannaaw ba ñu ko dàkkee woon ndax mbasum coronavirus ñu fas yéene ko amal nag ci weeruk septembre bi jamono ji nag ñu xam ne résultat yi dippee ci boobule l'examen nag dañu ko fas yéene jaarale ci li nga xam ne moo di jumtukaayu xarale yu yees yi li ni mel nag jawriñ wala bokk ki nga xamante ne mooy njiital office du bac Socé Ndiaye daal na cay du ci jamono ji nga xamante nag ñu ngi doon dalloo ay jumtukaay yu bawoo ci màkkaanu joriñ bi nga xamante ne moom la ñu dénk wàllum njàng mu kawe mi ci réew Sénégal ngir rek ñu moytandiku law gi jëm ci doomu jàngoro bi di coronavirus. Socé Ndiaye ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. SMS mooy man dama jël sama téléphone wala sama jumtukaay ma def ci benn message def sa numéro téléphone mu ñëw ci sa téléphone def naa ci diggante boobu yow sa numéro téléphone wala sa tur wala sa dara keneen mënu koo xam même message bi ma la envoyé sax keneen mënu koo xam te ku nekk message bi ñu lay envoyé sa bos la léegi loolu SMS boobu bu xale bi joxewul numéro am amul solo parce que SMS boobu benn ci modalité yi la parce que ñun fii depuis 2006 dañuy joxe résultat ci ay anam yu bari anam yooyu SMS ci la bokkoon. mais anam yooyu itam rajo yi ci lañ bokkoon ñu ci bari fii gis nañ ne dëkk yu bari résultat yi rajo bi moo koy joxe rajo ba nekk ca dëkk ba moo koy joxe waxuma rajo nationale yi mais rajo communautaire yi moom moo koy joxe loolu ci dëkk yu bari depuis 2006 loolu moo fa am donc loolu ñun yooyu lañ waxoon ne ren woote bi ñu daan woo xale yi ne ñëw leen ñu ñëw dajaloo ñoom ñëpp ak seen njaboot ak yooyu ñuy lim ñuy daanu ñii di daanu ñii di leen yëkkati kenn xamul ku feebar kenn xamul ku kiiwul loolu lañ ne ren ak contexte bi ñu nekk nii duñu ko def. léegi nag ginnaaw doo ko def yeneen yi nga daan def te du loolu te ñëpp daan ko gis te ñu gis ne mu ngi doon nekk luy dox ñu ne loolu nañ ko formaliser maanaam nañ ko yoonal firndeel ko ba nga xamee ne président bi dina xam ne man yoon wi mën naa fay jaar. ministère bi ñu denk itam wàllum njàng mi ak te ñu ki nga xamante ne moo di Mamadou Talla daal di koy jiite moom itam daal nay jagleel lu toll ci juróom-benn téeméeri classe yi nga xamante ne moom mooy classe su alphabétisation yi nga xamante ne ñoo ne fii ci réew mi mu jagleel leen ay jumtukaay yoo xam ne moom la ñu mën a fàggandikoo lii di doomu jàngoro bi di coronavirus suñu fàttali ne yooyu les classes nag ñu fas yéene leen ubbi ci atum 2020 bi la ko sabab nag ci
itam fàttali moo di lu ëpp nag xaaj bi ci réew ka Sénégal maanaam téeméer boo jël lu ëpp juróom fukki yi ñoom nag amuñu li nga xamante ne moo di alphabétisation waral nag jëwriñ bi Mamadou Talla bëgg a ñoŋal nag li ni mel nag rawatina ci ndaw ñi loole nag waral ñu daal di taxawal lu ëpp juróomi téeméeri classe alphabétisation Mamadou Talla moom itam ñu teewlu ko ci micro Babacar Seck. ren nag su si yàlla àndee dinañu tijji juróom benn téeméer ñoo xam ne fii si biir Sénégal ay classe la waaye waruñu yem foofu parce que alphabétisation classe yi baax na waaye munoo wax alphabétisation te doo réformer doo associé yi ñuy wax na ñoo xam ne ñoo ñu yor langue nationale linguiste yi que ñun aussi suñu alphabétisé il faut que ñu jéem a seet alphabétisation bi soo ñëwaatee déwén kooku mun a continuer donc laaj na beneen stratégie loolu moo tax ren UNESCO ñu jël journée boobu boo xam ne mooy journée de l'alphabétisation ñu ne nañu seet nag phase crise yu mel nii lan la ñu war a def et ñun fii si Sénégal jox nañu instruction directrice bi pour que ñu jéem a seet nan la ñu war a soppi ni ñu ko doon defee chaque année pour que bajjenu gox yi chef de village yi communauté yi jeunes yi ateliers yi nekk si biir Sénégal partout foo mënta dem ñun ñu ñëw traduire expliquer donc alphabétisation fonctionnelle bi ñuy wax moom mooy tax ne que li ñuy wax illettrisme parce que dafa am différence entre illettrisme ak analphabétisme que ñooñu ñoo xam ne ñu ngi woon suñu classe passerelle yi ñeneen ñoo xam ne ñu ngi seen atelier ñoom ñëpp fu ñu mënta nekk partout si Sénégal partout foo mënta nekk mu nekk classe bu bañ a nekk classe ñu muñ la former ñu muñ la alphabétiser pour que taux bi ñuy wax ne analphabétisme ci Sénégal taux boobu mën a wàññeeku fii ci 21e siècle 54% bari na loolu nag pour que ñu mën ko réduire il faut que ñëpp jóg de telle sorte que ñoom ñu nar a former ñu xam ne am nañ ci njëriñ. Ndeye Fatou Diallo di jigéen boo xamante ne ràññeeku na lool ci liggéey bi nga xamante ne moom lañu ko dénk maanaam taxawu ñi nga xam ne ñoo di soxna yi ak seeni ay doom moom nag ab bàjjanu gox la Ndeye Fatou Diallo moom moomee sax moo jiite bàjjanu gox yu Sénégal daal dinay sekk waxtaan ak ki nga xam ne moo di Adama Sarr dellusiwaat nag ci taxawaay bi nga xamante ne bàjjanu gox yi am nañ ko ci réew mi waaye tam lan mooy seenub liggéey jafe-jafe yañ cay jànkoonteel waxtaan nga ñu sekk ñu teewlu ko. asalaamaaleykum man la bàjjan Ndeye Fatou Diallo. moom moo jiite ñi nga xam ne ñoom ñoo di bàjjani gox fii ci Sénégal li ëpp nag ci seeni liggéey bu ñu sukkandikoo ci moom moo di toppatoo ñi nga xamee ne ñoom ñoo di tuut tànk yi wante itam jigéen ñi nga xamee ne dañuy wonu lor. xamal nañ ñu ne ñun daal bëgg nañu ngeen di waxtaan ak jigéen yi pour jigéen ñi âge procréé muy fukki at ak juróom-benn ba ñeent fukk ak juróom-ñeent. ñuy xam seen bopp loolu ku jigéen ki dafay commencer gis li ñuy wax baax kon ni muy taxawee ak comportement ba ak hygiène bi dañ ciy liggéey dañuy liggéey tamit ci xale bu jigéen bi commencer di jël tétanosam ndax bu koy jël avant muy am doom dina ko permettre ci loolu ñuy wax tétanos néonatal xamit ne boo tolloo ci sëy comportement bi ngay am ñu ñëwaat boole ci adolescent ndax ci biir ado boo taseeg jigéen ci nga koy waxal lan mooy jigéen bu commencé gis baax xale góor yi dañuy waxtaan ak ñoom ndax suñu doom lañu pour fidélité bi lutte contre le sida ak yooyu. ci bile liggéey nga xamee ne nag ci lañu sóobu kii di bàjjan Ndeye Fatou Diallo nee na nag léeg-léeg dañ ci jànkonteeg ay jafe-jafe yu bari. waaw xam nga liggéey moom loo xam ne communication la ak koŋ-koŋ entrée da ngay gis ñoo xam ne sax da ngay jub seen kër ñun tëj ko. waaw ci comportement la mais ñun dañu jàngal patience ak écoute ak fexe ba yow sa message jàll kon foofu xam nga ak dal ak yar la laaj ak comportement ba ci col gi sax booy dugg kër jàmbur ni ngay waxee dañ ñu ko jàngal mais am na problème ndax déjà bàjjen bu jógee rek di dem ci moment bii ñu nekk sax nag muy Covid bi ne yaa ngi def ay VAD te xëy na amuloo jumtukaay yi yor foofu problème la. yooyu la jafe-jafe sax kii di bàjjan Ndeye Fatou Diallo léeg-léeg mu fàtte ko ndax saa su demee ba jubale ay sëy yu naroon tas xolam dafay sedd. man saa yi ma defaree sëy ba ñaari nit ñi àndaat rek damay kontaan guddi googu man looloo ma gën a neex sëy bu nar a yàqu nga wax ba mu defaru looloo ma ci gën a neex ak yóbbu jigéen mu daal di am doom ci jàmm dara jotu ko. ki nga xamee ne nag moom moo jiite bàjjeni gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir réew mi moom nag fas yéene na xar tànk tubéyam ngir nag li nga xamee ne moom moo di ñàkk bakken yi nga xamee ne dañ koy nemmeeku ci tuut tànk yi
ak jafe-jafe yi nga xamee ne tout tànk yooyu ñu ngi koy jànkonteeg ba si sax ñi nga xamee ne ñoom ñoo di jigéen ñi won lor mu gën cee taxaw ci anam yi mu ware. Ndeye Fatou Diallo Adama Sarr ñu fàttali ne moom Ndeye Fatou Diallo di njiital bàjjanu gox yu Sénégal moom nag mi ngi teewoon ci lël bi nga xamante ne ubbi woon nañ ko démb jagleel ko xeex ga ñu sumb ngir rek jële fii lu soxal nag ndeete yaay ak doom lu toll nag ci $1 million ci dollar bu Canada lañ ci daal di dugal ci boobule xeex ngir rek taxawu ñi di bàjjanu gox yi coronavirus doomu jàngoro bi tolluwaay bi ci réewuk Sénégal. jamono ji nag ci xayma ci bésub tey ñu xamle ne benn doomi aadama moo yokku ci lim gi faatu ci mbas mi yóbbu ko ba juróom-ñaar fukk ak juróomi doomi aadama ci bésub tey nag ci test ga ñu jot amal ci junni ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukk ak ñeent doomi aadama téeméer ak fanweer ñoo ci daal di génn amee feebar bi kenn nag ñu nemmeeku ne mi ngi bawoo ca bi ci réew jaar aéroport international bu Diass ki lu toll nag ci juróom fukk ak juróom ñoo ci ay cas communautaire maanaam xamuñu fa ñu jotee ci feebar bi ñeent fukk ak ñett ñoo ci ne ci sauvetage ci bésub tey ñu xam ne itam ne lu toll ci téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari doomi aadama wér nañu ci doomu jàngoro bi di coronavirus. ci jotaay gi ba tey coronavirus ak li nga xamante ne nag daal na koy am comme njeexital ci dundinu askan wi bokk na si nag mu daal di soppi anam bi nga xamante ne moom lañ doon màggale ñaari rakk ci Ndar ñaari rakk yooyu nag di mandargal jullik Serigne Touba Xadimu Rasul ca bët gànnaaru réewu ka Sénégal rawatina nag ca Ndar géej atub ren nag liñ nañ ko fas yéene màggale moo di amal ay ñaan ngir moytandiku mbooloo bu bëri bi nga xam ne ñoo doon a tase ca bërëb ba Momar Alice Niang. mbasub coronavirus bi tax na ba édition 2020 bu màggal ñaari rakk yi ci Ndar dañu ko amal waaye nag ci beneen façon ak ay njàngum kaamil ci daara yi loolee nag di am ci ndigalu xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké. ren moo doon 45e édition bi mais tëralin bi mooy ay kaamil la ñu wàcce ci daara yëpp yu nekk ci dëkk bi ak li ko wër ñoo toll ci 2222 maanaam. ñaari junne ñaari téeméer ak ñaar fukk ak ñaar loolu la ñu fas yéene wàcce ci dëkk bi mu nekk addiya Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak Cheikh Ahmadou Bamba. lu jëm ci génn gi nga xamante ni kenn ci kuréel gi génn na ko ci réseaux sociaux yi ak ci yenn yéenekaay yi di xam ne ni kuréel gi jotul benn yoon ndigalu xalif général des Mourides waa kuréel gi nag indi nañ ci ay leeral ak tegtal. ñu bañ ñu yedd ñu ndax sëñ bi nee na nañ ko teg moo tax ñu bàyyi julli ga daal koy remplacer ak alxuraan gi sëñ bi jox ndigal te loolu lañ fas yéene def kenn du fi julli. Omar Diallo nag dafa doon kenn ku bokk si ñun duñ ko weddi nee na mooy chargé de la communication loolu waxul dëgg te je parle sous le contrôle des membres du kuréel kenn mësu ko nommé il est vice-président chargé du marketing loolu lañ koy. Omar Diallo du ñëw réunion boo ko woowee du ñëw moom ngóor contraire la dafay xaar toujours ba dara am rek mu soog a wax autorité yëpp yëgal nañ leen li sëñ bi wax moom nag nee na mën na waat ni sëñ bi waxu ko dinañ indi ñi nga xam ne ñoom la ko sëñ bi wax ñu jox ñu ko ñu wax ngeen dégg leen bu boobaa dinañ xam ñun ñoo wax dëgg wala moom moo wax dëgg. su weesoo njàngum kaamil yi ci ñaari rakk yi kuréel gi fas yéene organiser ay émission ci rajo yi nekk ci diwaan bi ngir waxtaanee jaar-jaarub Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul ak njàngat yi ñu mën a jëlee ci bisub juróomi fan ci weeru sàttumbar. Momar Alice Niang beneen xew-xew ba ñu soppi nañu ko daan doxalee ndax coronavirus dina ko fàttaliku nga ñu doon amal ci porteur de pancarte yi yooyu nag dina ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo teertu woon kii di général Charles de Gaulle li di mel nag xewoon ci atum 1958 ci ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août ba sub tey nag yemoo ko ñaar fukki fan ak juróom-benn ci weeru août atum 2020 lu toll nag ci juróom-benn fukk ak ñaari at. kon ñu koy fàttaliku tey jii nag ñoom ñu daal di amalub ndaje boo xamante ne nag waxtaanee nañ fa liñ fa anam bi nga xamante ne moom la ñu fas yéene màggale bile bëccëg kiñ ci teewlu di secrétaire général ba Assane Masson Diop lay wuyoo moo àddu ci micro Ndeye Mariam Gaye. lii ñuy def tey jii li nga xam ne ci la ñu sukkandiku woon ba mënoon ko def ñu ànd nekk benn étudiant jeunesse des partis politiques
conseil de la jeunesse les femmes ñun ñëpp ñu ànd teeru bu rafet général de Gaulle parce que li ci gënoon a am solo moo de mu xam ne am na ñoo xam ni ci Sénégal dañuy bañ ba tey lañ doon wax démb ak barke démb ba muy laata ñëw moom la ñuy continuer di wax ci kanamam bañ ci génnee ba léegi comme ni ko yeneen réew yi di defee bés bi nga xam ne ci événement bu mel noonu ñu bañ ko mu nasaxaay mu réer moo tax l'association des porteurs de pancarte at mu nekk le 26 août ñu fexe ba daje waxtaan fàttaliku jamono fàttaliku surtout ci li ñu sukkandiku woon ba jot ba recevoir général de Gaulle ni ñu ko recevoir loolu moo ren ji ak jamono ji ni mu fa moo tax kaamil la ñu wàcceel ñi nga xam ni ñoo fi nekkoon démb ak barke démb. biti réew xibaar yi benn ponk la réewu Côte d'Ivoire la ñuy daal di wutali waxtaane nag mbirum ki nga xam ne moo di Laurent Gbagbo kon yoon ba ne ca réewu Côte d'Ivoire daal nay nag dëggal dogal bi nga xamante ne jël nañ ko lankal Laurent Gbagbo ngir mu daal di samp ndëndam ci jongante politique ñeel élection présidentielle foofee ca réew Côte d'Ivoire moom mi nga xamante ne nag jotoon na jiite réew ma kon jamono ji nag du bokk ci candidat yi nga xamante ne ñoom ñoo samp seen ndënd ci boobule jongante politique dogal bi nag yoon bu réew ma moo ko daal di dëggal nag bawoo nag ci commission électorale indépendante nga xam ne nag mi ngi ko fësaloon ci ayu ba si ñu génn amul benn recours mun maanaam benn kalaame boo xamante ne moom Laurent Gbagbo jiite woon foofee nag ca réew ko Côte d'Ivoire mën na koo def ngir nag daal di bokk ci jongante politique foofee nag ca réew ma kon li ni mel nag ñu jël ko gannaaw nag lu toll ci juróomi fan képp nag moo daal di des ngir rek ñu daal di tëj li nga xamante ne moo di dépôt candidature maanaam samp ndënd ci mbër yi nga xamante ne bëgg nañu bokk ci boobule jongante politique ca réewu Côte d'Ivoire. bi ci réew gannaaw gi ñu dellusiwaat ci réew Sénégal yegg si ci ponk gu mujj ci jotaay gi Baba Ndiaye li yéen kaay yi xëy fasal tey yaa mbaa yéen a nga cëb élection locale yi ñëw ku ci bëgg a bokk mën nga samp sa ndënd last ne parrainage yi amoon ci élection présidentielle yi boo mayul nag élection yu dëgmal du ci am ndax dañ koy tëbal ginnaaw waxtaan wu yaatu woo xam ne acteur politique yi sumb nañ ko ci biir réew mi ba déggoo ci moo tax ba parrainage yi boo mayul ci jonga tey bokk moomee ñu dëgmal du am last ne rapport d'étape bi nag niki tey ji danañ ko jëbal fa Amadou Ibrahima Sagna ak i gaayam ngir ñu gëstu ci enquête ne parrainage yi dindi nañ ko ci élection locale yi ñu dëgmal loolee nag doonoon njàmbat lu yàgg ci biir réew mi rawatina ci ëttu politique gi ci Sénégal tàmbale ko ci élection présidentielle yi ba suñu joni yàllaay tey ñi ngànk politique gi ci réew mi ñëpp ànduñuy woon mukk ci parrainage yi nga xam ne ñu ngi ko doon tudd ci jonga tey bokk moomee ñu dëgmal loolee nag jul coow lu rëy ci politique gi ci réew mi te firnde li mooy laata Covid-19 di dugg ci biir réew mi Sénégal coow lu rëy jol na ci réew mi jëm ci parrainage bi ndax dañ koy amal am déet ci jonga tey bokk moomee ñu dëgmal le quotidien ne déggoo nag am na ci acteur politique gi ci réew mi jëm ci parrainage yi nga xam ne élection locale yi ñu dëgmal dañ ko dindi yëglekaay bi ne waaye nag lu jëm ci présidentielle yi ak jongante député yi ba léegi nii nag dara leeragu ci Sud Quotidien ne li leer ba leer daal mooy élection locale yi ñu dëgmal ci réew mi parrainage yi kon boo mayul du am ndax dañ koy dindi te dara warul ko lu dul ñàkkam jumtuwaay amuñu moyen logistique yi war ngir amal élection locale ak élection départementale ci anam yu mucc ayib loolee sabab bi la dogal bu dee parrainage bi dindi nañ ko nañuy fale adjoint mairie dara dindeeku ci maanaam ci kaw gàttal nañ ko doon defee lañ koy xël di ko defee ci réew mi les économies bulletin unique bi caution bi nag léegi moo des ci xayma ci processus électoral bi nga xam ne waxtaan wi sumb nañ ko ba noppi yëglekaay bi ne déggoo amagul ci comité de fonction yi maanaam nekk président ba noppi nekk njiitu parti l'observateur ne mbir bi nag dil wu yees dëgg na moom ci réew mi rawatina yi dialogue politique bi nu sumb ci Sénégal ndax parrainage bi marche yeeg article 80 yi ak élection maire yeeg serif adjoint lépp dañ ko tënk ci raboté tey ji danañu xam ban tànk lañ ciy taxawee tey ji la ñuy defee rek Mamadou Sall mooy douanier bi faatoon doom ji ni ki barke démb ca Mamel enquête ne violence bi maanaam fitna yi nemmeeku ci njaboot gi nag ma ngay bëgg a jéggi dayu ci réewum Sénégal ndaxte doo toog bés boo xam ne doo déggul ab musiba ci réew mi Ousmane Ndiaye di psychosociologue ne Sénégal nag ci boppam njaboot di ñoo tasaaroo li war nag moo ñu dellu na mu meloon bu dee bëgg nañu jafe-jafe fitna yi nemmeeku yëpp ci njaboot
sotti mu dëñ ba jeex tàkk critique ne jafe-jafe kay mu ngi ci biir réew mi rawatina li nga xam ne mooy faat bakkan yi mel ni tulleeg maanaam ci réewum Sénégal ndaxte doo toog benn bés boo xam ne doo dégg musiba ci réew mi maanaam diw faat na nit way jur wu rey doomam wala doom ju rendi way juróom maanaam déem si yëglekaay bi ne loolee moom léegi moo tàmbalee taxarnaase ci réewum Sénégal yëglekaay bi ne bu dee agresseur yi nag jëfandu seen jëf mbir mi ko ñu koy nemmeeku ci biir njaboot yi laatur bi ne Mansour Faye ministre bu ñu dénk wàllu développement communautaire ak équité territoriale ak sociale Guy Marius Sagna ki gaayam dugal nañ ko ba mu mel ni ruba ci OFNAC ndaxte Guy Marius Sagna ginnaaw plainte bi nga xam ne jël na ko ngàlle ko ci ko Mansour Faye ak député bii di Diop Sy démb lañ ko waru ci kanamu OFNAC ngir mu indi leeral ak tuuma yu mu teg ci kaw ñaari jëwriñ ngi ana fan la ko teg moom Guy Marius Sagna ci janoom ak OFNAC ne dëgg na kàddu yi nga xam ne yëkkati woon na ko ba noppi gën a dugal Mansour Faye ak Diop Sy yëglekaay bi ne Guy Marius Sagna daa wili pande assemblée nationale di pencum ndaw réew ma Mansour Faye ak Diop Sy Thierno Alassane Sall ak téere bi nga xam ne bind na ko ci réew mi Vox Populi nañu taal na jëppeen groupe Macky Sall bi rawatina autoroute à péage bi ak ki ci doxal di Sénac moom mi fi nekkoon jëwri gu ñu nekk wàllu pétrole ci réew mi ne li am ci autoroute bi nag xel mënu ko nangu maanaam daal mu ngi mel ni jamonoy maam yi nga xam ne dañ doon jàpp baadoole da leen teg loo xam ne attunuñ ko tey attuñ ko ëllëg loolee nag la ñu nemmeekuwaat ci réew mi te lu ji njaak Sénac mooy njaak moom Thierno Alassane Sall yamu ca ndaxte nee na li gënoon doy waar ci mbir yi nag mooy autoroute bi moom Sénac ci boppam tuddeewu ko kenn ci réew mi ku dul boppam maanaam autoroute bi boppam la ko tuddee les économies Thierno Alassane Sall nag mbir yi wax na ko xaat ndax mboolem panneau yi nga xam ne jëndoon na ko ngir def promotion téere bu mu bind panneau yi yëpp dañ ko caxat-caxatee ba noppi jël huile sotti ci beneen autoroute à péage ci réew mi di Ila Touba source a nañu état bu Sénégal nag ne dafa bëgg tëbal chinois yi fa nekk jël yoneen gi dénk ko keneen justice wàllu yoon la les éco xëy ni ki tey ak procès Pape Alé Niang ak Cheikh Omar Anne yëglekaay bi ne moom jëwriñ gu ñu dénk wàllu ñàng ma koy ma ci réew mi fukki milliards sunu koppar lay sàkku ci taskatu xabaar bii di Pape Alé Niang yëglekaay bi ne en tout cas ate bi dàq nañ ko ba fukki fan ak ñett bu boobaa moom Pape Alé Niang dina xam ban tànk lay taxawee ginnaaw atteem ak Cheikh Omar Anne beneen atte dox diggante maître Moussa Diop njiitu Dakar Dem Dikk ak maire Mermoz Sacré-Cœur Barthélémy Dias yëglekaay bi ne atte bi dàq nañ ko ba fukki fan ak ñett ci weeru octobre gi ñu dëgmal Lionel Messi daa bëgg bàyyi Barça mboolem yëglekaay yu xëy noonu tey dikk nañ ci ñu bàkku jëm ci làmb ji fekk fa Gris Bordeaux Tigre de Fass bi yëglekaay bi ne ginnaaw revanche bi nga xam ne moo dox diggam ak Balla Gaye 2 moom Gris Bordeaux tëbal na Moustapha Gueye yëglekaay bi ne jëfu Gris Bordeaux bii nag moo nar a tasaat écurie Fass mais da ngay seet loolu rek. Baba Ndiaye sant ko gërëm ko mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg suñu yaa programme kon jotaayu njolloor si fi la ñu koy yëkkati amoon mbégte dëgtal leen xibaar yi di wëyandi ci www.emedia.sn jaa ngeen jëf.